jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci saxoo ngeen di saxoo di ànd ak ñun ci suñu jataay tey ñu seet si koo xam ne si daanaka jërul présenté ci réew mi ñëpp xam nañ ko di docteur Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba doon dàkkantal boo xam ne moom xam naa ni réew mi yëpp ànd nañ ci ak moom kontaan nañ ci docteur ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la rek nga nuyoo ko mbokk internet yi ñu doog a dugg ci waxtaan bi. dina fay Cheikh di fay di nuyu say ànd ñëpp di nuyu chaîne yi fi daje Sunugal 24 sama chaîne bopp. parce que chaîne top la ak ñoom Mahfouz boobu moo ne habitué Guédiawaye Info aussi. ak beneen bi. Actubuzz. Actubuzz. Actubuzz aussi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ne bismillah. docteur Abdoulaye Diallo dañuy dugg ci waxtaan bi direct nag xaw a laalaale tuuti ci actualité bi. actualité bi dafa méngoo mu toll ak benn feebar boo xam ne si daanaka sénégalais yu bari ñu ci baree bari ci sénégalais yi doon nañ ko remarqué ci seen bopp mu leen di dal mu am benn responsable politique bu mag di Ousmane Sonko mu am benn feebar bu ko dal feebaru ndigg ba jàpp lu mel ni yax yeeg yooyu feebar bi doon laaj li nga xam ne si mooy massage ba indil ko yenn jafe-jafe yi waaye du ñëw direct ci mbiru Ousmane Sonko mais ci jëmmi feebar bi la ñuy ñëw. ndax mën nga ñoo leeralal jëmmi feebar bi nga xam ne moo dalal kooku. Heureusement que tu as accentué sur jëmmi feebar bi parce que moi je suis pas politique, je suis apolitique. Je suis même allergique à tout ce qui est politique. bu dee politique ni may gisee ni ñu koy defee noonu lañ koy defee baal naa politique boobu. Bien que je respecte énormément Ousmane Sonko. Je salue son courage et la grande personne qu'il incarne. Je dirais même la grande personnalité qu'il incarne. Tout en ne minimisant aucun autre politicien ou politique. Le mel ni hernie discale. Massage la laaj. ñi ko bëri ñi ko am. ci niveau L4 L5 lañ koy amee. am na ay docteurs. yu koy tuddee nerf sciatique. mais man je dis que c'est pas nerf sciatique. comme nag ñoom ils ne sont pas des rhumatologues mënuñ ci prononcer wu. je suis désolé. médecin moderne gisuma ci sax ku mën a faj hernie discale. ah bon. xanaa opération bi aussi c'est au risque dañ la koy wax sax ba nga dëkk. ok. temps bi sax ci temps coronavirus bi ça fait 1 an. ku ñëw dañuy retenir même say dossiers pour ñaax la nga opère parce que ñu am dara parce que les cliniques ça marche plus. j'ose le dire maa tey. et j'assume. médecine xóotagul encore ci maladie rhumatismale. ok. buñ ne ba la neexee ñu continuer mais personne ne me dira que médecine moderne mën na faj rhumatisme wala nerf sciatique wala arthrose wala polyarthrite rhumatoïde wala hernie discale. Je défie quiconque. man dama koy faj. et j'en ai des preuves palpables. numéro de téléphone patient yi ñoo leen jël tous les agendas que j'ai remplis. ngeen jël patient bu nekk numéro de téléphone ngeen laaj ko. bi mu ñëwee fii est-ce que am na résultat. Aujourd'hui nous sommes à 398 000 je crois 700 et quelques patients. samay agenda yi foofu tous les jours ma ne leen jël agenda yi gëmm leen seen bët chaque patient am numéro de téléphone woo leen ko xaw ma lu mu doon faju mais laaj la moo tax il a eu satisfaction. Je peux pas peut-être dire que j'ai eu satisfaction à 100% mais je sais que 99,99% dañuy wér parce que dama dugg ci lu ma xamut. dama ne mën naa lu ma mënut dara jarlu ma ko te ñaan naa yàlla xam naa ne yàlla nangul na ma képp koo xam ne buñ suma ko fajee wér yàlla buñ jëflante ma ak moom. Revenons sur ça
hernie discale aussi bari na façon dafa am ay 5 nerfs yooyu nekk ci ndigg gi. il faut nga xam exactement yan nerf ñoo am fay. pour nga mën a faj hernie discale. hernie mën na dem sax ba am nañ par exemple am na ñuy naan arthrose cervicale. fekk hernie cervicale la. xam naa c'est rare que nit ñi dégg moo boobu. hernie nag discale. hernie là. hernie inguinale. hernie hiatale. hernie. dafa bëri façon. bu dee nerf sciatique bi par exemple mën nañ ko faj ñun en 3 mois. 3 mois. chaque mois 40 000 francs. ok traitement bi. waaw mais hernie discale par exemple c'est 4 mois. ok. parce que nerf bi dafa coincé ci disque yi. garab premier mois boo koy jël day saf parce que day décoincé nerf bi. nerf bi bu décoincé parce que daf ko kappoon léegi dafa tàcc deret bi. deuxième mois bi donc garab bi ngay naan aussi day permettre deret bi set pour mu déboucher wu donc du yomb. xam nga boobu hôpital amul garab bu koy naan mu faj ko. ok. ay calmants la lay jox tantôt des corticoïdes ñuy boole la ci massage. ok lu waral yaram bi ñu muy laaj massage lu bari. parce que day métti. massage dafa am massage boo xamante ne tonifiant la. décontractant. yooyu yëpp dafa am massage dafa bëri façon. massage c'est pas seulement dégg massage. le cas par exemple de Sonko dégg naa man xaw ma. waaw. ci benn témoignage femme bi ne bu ñëwoon day toog. waaw tëdd. day toog ñu massage bu ndigg gi. moom mooy indaale boobam. xam nga donc celui qui croit que massage da ngay tëdd. xam nga kooku dina xam ne beneen massage am na. man personnellement mos naa am problème ndigg. ok. su ma wàccoon damay naan sama soxna ma maas bu ma maasee 1 heure de temps yu ma. avant samay employé sax dañu ma doon maas. ok. moom bu pare damay woo keneen du ma doy ndeket xamu lan woon. yamul de inter. te ma koy faj xaw ma ko. te xamoo ko. ok. inter. dama jël garabu raxas biir bi rek mooy biy dindi colopathie mooy bi ñëpp xam parce que boobu moom tey adduna bi yëpp xam na ko. ne déjà ça s'achète ici comme gerte quoi. nit ñi léegi noonu lañ ko jëlee damay ree sax quoi. ku ñëw tax colopathie daal ko. parce que boo ko naawee beneen dootoo ko bàyyi. parce que biir mooy nit biir bu setee rek da ngay wér. feebar ñaar la rek biir est-ce que xam nga hernie discale boobu constipation aiguë mën na ko am. nga am constipation aiguë di yëkkati lu dis da nga am hernie discale. kon ñi yëkkati lu dis ñu bàyyi xel. ñu moytu. ok. bi ma naanee benn bouteille hémorroïde rek ma gis douleur bi dañ après le déparasitage et j'ai compris donc hémorroïde du ci anus bi rek hémorroïde biir bi day constipé wala di serré wala salté mooy indi conséquence hémorroïde donc hémorroïde c'est séquelles des maux quand je dis maux avec X maux ne veut pas dire nag luy metti même la saleté fait partie des maux dans le ventre mooy indi séquelles hémorroïde mooy indi rétrécissement sexuel mooy indi éjaculation précoce mooy indi manque bon bu ci boole siti lay indi manque d'appétit sexuel. ok. même si suba benn femme ne benn waay bu nekk Europe moo ko yónnee pour mu jënd garabu hémorroïde ak colopathie ma ne ko colopathie hémorroïde bi justement bu koy faj da jëlaat garabu colopathie bi forcément parce que mënoo faj hémorroïde fajoo biir bi mu ne ma foogoon ne siti mooy indi hémorroïde ma ne ko wax déedéet foofu nga siti feebaru deret la. deret bi mooy tàng. siti boo ko amee arthrose lay jox mooy yukk yi di wow. oom yi di métti wala articulation di métti parce que amatuñu yukk. moom siti. wala nga am benn partie épaule bi yëpp di métti
city bi mooy provoqué arthrose bi moo tax ma ne la tubaab mënul faj arthrose parce que xamul luy city tubaab mënul faj hémorroïde parce que mënuñu faj colopathie. ok dañ leen naan régime bi man benn prise ngay jël que ça soit colopathie fonctionnelle chronique nga wér. ok hémorroïde bi 3 semaines c'est fini même bu diiree 40 ans. que ça soit hémorroïde interne externe ou hémorroïde bu nëbbu comme bi ma amoon. hémorroïde boobu nag bi ma amoon man muy indi mauvaise haleine. mauvaise gémmiñ bi di xeeñ. nga dem partout dans le monde jël n'importe quelle brosse kenn mënul faj sa mauvaise haleine c'est parce que mbàq bi dafa tilim. ci biir la génne. da ngay raxas mbàq bi doog a faj halitose bi man halitose su ma la fajee 2 semaines moom bu doon xeeñ ka am na ñoo xamante ni mënuñ dem réunion. ok ils ont honte de leur femme ils ont honte de réunion ils ont honte de rester dans les bureaux 2 semaines ñu wér. boobu traitement bi 2 semaines la. 2 semaines hémorroïde 3 semaines. ma ñëwaat ci cité bi cité bi arthrose rek lay indi de cité day yàq yaram même bu génnul di gis kanam bi di néew di déformé di ñaaw di ñàng. loxo yi di wow tànk yi di wow du tache rek lay indi wala ay ër. non wala ay xasan non du rek loolu. kon yooyu moo ci gën a tuuti day gêner sax yaram. parce que feebaru deret la comme ni ma ko waxee. est-ce que xam nga city day tamit jigéen ëmb ñu bëri xamuñu ne da ngay ëmb nga dem ci sëriñ mara yi ñu ne la rab la dañ laa liggéey c'est pas vrai. te fekk city la que rab mënul tere nit am doom. je suis désolé. kon bari na ñu taxaw cité leen taxawloo. doom yàllaa koy bind. c'est vrai mais maladie mën na ko bañ a ñëw mën na ko tere ñëw. maladie c'est une créature comme yow ni ñu la créé day def rôle am city su lay tere am doom da ngay constater que d'abord day perturber ses règles wala mu bloquer ses règles wala mu lay jox odeur sexuelle. ñaaw sax comme ni nga amee mauvaise haleine odeur loo raxas loo produit gynécologique boo mënti jël. du tax nga xeeñ neex city da koy def day provoquer ay pertes blanches qui puent dafa am perte blanche yu xeeñul am perte blanche yu jaune yu xeeñul am perte blanche yu jaune yu xeeñ 3 façons. city day tax jigéen wow du am bànneexu sëy city day tax góor du am appétit sexuel surtout bu ànd ak raxasul biiram biir yu tilim city day indi tële ci góor comme hémorroïde aussi est synonyme de faiblesse sexuelle mais pas d'impuissance sexuelle. city hémorroïde mélangés peuvent maintenant entraîner troubles érectiles ou même impuissance les deux ressemblent. Colopathie et hémorroïde city impuissance je suis d'accord mais hémorroïde tout court ak colopathie impuissance je suis désolé y en a pas faiblesse d'accord dina jóg parce que buy jóg tuuti. c'est pas une faiblesse c'est pas une impuissance. c'est une faiblesse. ça n'a rien à voir avec éjaculation précoce. ok éjaculation précoce ce n'est ni faiblesse ni impuissance sexuelle. léegi bala ñuy ñëw ci télé bi kon yaa ngi laal point bu am solo. cité bi. waaw ci cité bi ba léegi. city. moo tax may naan toujours 2 points su ma koy développé mot na émission. dëgg biir colopathie ak city. city day yàq mëneew góor. city. waaw day indi azoospermie day indi asténospermie day indi oligospermie day indi téranospermie day indi hypospermie day indi hyperspermie day indi nécrospermie. tàngoor deret bi mooy rey maniw bi moo rey spermatozoïdes yi doo am tu as besoin entre 15 millions et 120 millions de spermatozoïdes pour faire un enfant 15 millions yëpp benn dong moo ci benn wax jaan dong moo ci baax. maintenant
je répète tubaab yi xamuñ sax luy cité léegi. ni ñu mën a fajee ma ñëw. je défie quiconque am problème de spermatozoïde ne ma wér na ci hôpital amut. tubaab mënu ko faj kon. 5 ans da ngay naan ay fortifiant ay vitamines ay fortifiant ça n'a rien à voir avec le spermatozoïde. ok da koy calmer rek mais mënul faj. ku luy calmer. mënul sax yokk mënuñu sax yokk. ok spermatozoïde bi tant ñu ne la dañuy gaaw a dee tant ñu ne la doyul mais tu vas rester toujours sur la même station. kon tali gu bari. ñun ñu fajal la ko. ça dépend ñii 8 semaines ñii 4 semaines ñii 12 semaines ñii 16 semaines ñii 32 semaines maxi. koo xamante ne dafa am OAT wala OAN oligo-asténoterano wala oligo-asténo-nécro mun nga dem ba 6 fois 4 semaines 24 semaines. dugguma la sax bu njëkk télé boobu dañ ko nemmeeku woon ci mag ñi mais léegi da nga gis xale bu ndaw am ay 30 ans 25 ans sax mu di ko dab. waaw parce que dañuy fooyee seen awra. ok loolu day war a télé. ñu xamuñu woon luy porno. fekkee wu ñu télé. ñun ñu ñëw fekk vidéo cassette bi. ñuy teg suñu biir néeg bu payi tëddee. ñuy masturbé. kon masturbation bokk na ci li tële nit. après ñu xam DVD. ok léegi tout le monde a porno dans son portable. léegi sax soltuñu porno yi. Filmix. déedéet da nga am benn xale bu jigéen musu leen gisee sax. ngeen di porno mu toog néegu yaayam. nga toog sa néegu yaay. ci appel vidéo en tant que xale. ok même bu dul appel vidéo sax mu lay def lay photo. waaw masturbé te loxo bii laal awra tooke la lii tooke la mu laalee awra bi day faible. boobu bokk na si xam nga ñu bëri xamuñu. bokk na si benn bi tëleloo nit ñi. góor warul sax même en juin jël loo xam di parfois nga gis ñuy liir wala ñuy waxtaan ñu ngi dugal sa loxo seen kii te teeyuñ ko. waaw tik la. dafa am ñoom habitude mais boobu waaw loxo bi ci kaw awra tooke la da koy rey ñu bëri xamuñu. je te donne un exemple. boo xamee picc. boo jël sa baaraam di ko jéem a bës picc bi di gën a rëy. parce que loxo bi tooke la. picc doo ko laalee les doigts là directement il faut nga ut benn morse wala au moins nga ut lii nekk sa diggante ñaari darme yi. tu as compris. ouais boole ci mag ñi xamuñu kii may. surtout ci lekk gi. suñu yaay yi daaw ñoon wax defar bi mu baax. defar bi mu baax ci à partir de 90 sa xew. persil ñettitu laaj jinjeer jimbo kaani yu sax yépp ci cin li. poobar muy dëbb rek ñu roofal la ko ci ginaar gi nga naan sa jabar ay dafay indi ngay wan muy des classe libaas gi. poison doo tàggoog biir doo tàggoog rétrécissement sexuel doo tàggoog faiblesse sexuelle. faiblesse sexuelle. est-ce que xam nga même ataaya. nga jël naanaa bi di ko baxal day rey góor. ataaya. waaw. tey quartier boo toog nga fekk xale yi di ataaya. baraal bi ñu ngi ko teg 1 heure temps. waaw ñu bari de ñoom dañuy jël. di lire journal bi. di wax ci politique. fàtte baraal bi. parce que amuñu temps ñooñu nag nga gis nga ñu ñàkk jëm ñooñu. ñooñu ngay gis ci réseaux sociaux rek koo wax rek ñu saaga la. kon daal su ma déggee sa wax ñett yi bokk na ci ku am jot. bokk na ci liy waral tële benn masturbation bi ak lekk yi ak beneen bi ndoxu siti bi. ak biir bu tilim. ak biir bu tilim biir bu tilim bi lan moo koy waral lekk gi wala. gis nga tubaab di lekk géej. géej. gis nga tubaab di lekk yaboy. gis nga suñu lekk yi nii même ni ñu toggee baax. rosi togg la. rosi ci diwlin bi dama jàngi cuisine nga xool ndax rosi am na. ok kon nit ñi ñooy rosi. jël diwlin bi mu tàng jël tomate def ci soble naa nii di ko yëngal yaboy tom. léegi ci matin midi soir. jël café ak meew sax poison café meew. boobu de moom Sénégal bëgg nañ ko trop. café meew Sénégalais mange mal. jël mburu def ci fromage def ci beurre def ci chocolat. lu ne ñu jaxase ko.
sénégalais ngay gis sénégalaise ngay gis mu tegal la plat boulette a ngi ci boulette de poulet cuisse de poulet nen a ngi ci ah jën a ngi ci. ba pare accompagné betterave a ngi ci maïs a ngi ci salade a ngi ci salade verte bi. li ñuy tuddee salade ñun haricot a ngi ci mélange total xamuñ sax les compositions. ok li ñu war a lu war a am lu war a am moom daal na rafet. ñu ne ñoo lay gaynde gi. ñu togg seen ceebu yàpp yi yàpp ndawal baa ngi ni ñu def ci saucisson. waaw def ci courgette. lépp kay. def ci concombre. def ci bële nu mu tuddee sax am na benn. kay accessoires yi day bari trop léegi ceeb yi sax dañ ci def vermicelle ci biir. est-ce que xam nga am na benn kii bu du mel ni tamara ni ñu koy waxee sax waaw. béykat. ah béykat. boobu c'est pour que boo yàpp rek ngay lekk boo demee ba yàpp bi nga xaw a kii dafa bëri graisse ba ñu ne la jël ci nga xam ci dafa weex quoi c'est comme tamarin. peut-être le mot marigan. xam nga ñoom c'est-à-dire dañuy mélanger lépp on mange mal. ok léegi ci ki nga xam ne si dafa tëlee ñëw ci yow traitement bi nu muy demee dina yàgg wala luy gaaw lay doon. man dama la jox aphrodisiaque. ok man nag sama traitement di sa dama xaw a doy waar. dama lay jox traitement ma ne la pour 2 semaines ma jox la 1 semaine rendez-vous mais bu dee extérieur nga nag ma yónnee lépp c'est pour 2 semaines ma ne la première semaine bi bul def rapport. première semaine doo def rapport. xam nga donc joxe moom aphrodisiaque. garab yi may joxe. xam nga donc am na lu ñuy faj lu dul li nga foog. c'est pas garab rek pour nga jóg loolu aphrodisiaque la. ok loolu ñëpp mën nañ ko. banaan rek guddi boo ko mixé nga def ci lem. boo ko lekkee tu seras le Dieu au lit entre guillemets ak Dieu. banaan ak lem. waaw mais man defuma yooyu doxuma ci yooyu. ok gingembre. laaj limon lem boo ko defee rek comme ni ngay naan ataay nga koy naan tout le temps. ñii ngay mel. mais man téeméewoon côté boobu man damay faj. faj carrément ba mu deñ. vessie séminale organe génital bi yëpp lay faj. je te reprends sa nguur à comme 18 ans. parce que Serigne si njëkk rek dafa faj na ngóora bi. tu es bien xoolal am na ñuy faj ngóora. billahi man xam naa ay nit yoo xamante ne dañuy tey rek tey barke Seydina Mohamed. am na ko ma fay 710 000 francs. 17 garab ngóora la jënd. garab ngóora 40 000. plus inciti 17 ngóora fois 40 000 ça fait 680 000. plus 30 000 citi bi ça fait 70 000. dañuy dem di jaayaat samay garab mais xam nga nu ñuy def. dañuy dem pharmacie jënd Erector 100 wala Erector 50 wala. j'ai même oublié. ni ko waxee woon. ñu dëbb ko def ko ci. yow boo ko joxee un vieux de 60 ans il va mourir. te ñooñu ay sëriñ la. jox ko même un jeune qui a des antécédents cardiaques il va mourir. ñi def loolu ay sëriñ la. nee nañu ay sëriñ lañu. nee nañu ay sëriñ lañu. sëriñ du def yooyu sëriñ. day toog place am. sëriñ comme lu sax day bindal nit ñi. sëriñ day toog mel ni ku baax kii sëriñ Mountakha. ngay ñëw ngay ñaanal nga taw sa wax mu ñaanal loolu mooy sëriñ. mais ñeneen ñi kay ay dóorkat marché. waaw ngay def asrar. nee naa sëriñ la. Moussa dégg benn waay mu ni sëriñ asrar rek mooy sëriñ billahi yaa mun a kàcc. c'est pas vrai sëriñ asrar kay c'est mathématique rek loolu taxul nga xam yàlla. c'est rien ça n'a rien à voir sax ak diine l'islam. déedéet yow moom boo jaamoo yàlla da nga jaamu yàlla par intérêt bi pour yàlla boo jël da nga koy jël parce que da lay jox xaalis. loolu jaamu yàlla. jaamu yàlla intérêt. yàlla kay man kon daal sëriñ ak mbirum lasraar moom bokkul ak jotewul dara. ak sëriñ ça n'a rien à voir asrar même yow mën nga def asrar c'est juste les mathématiques. waaw il faut juste savoir ce qu'on appelle diagramme de Venn diagramme cartésien loolu mooy xaatim. il faut juste savoir l'identité remarquable A plus B carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. savoir A moins B au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré. savoir A moins B facteur A plus B égale A au carré moins B au carré c'est tout. autrement dit 66 qui est Allah plus Mohamed 92
66 plus 92, tout le monde sait que c'est 158. Équivalent Iyaka Na'budu, équivalent à cœur et kabat et qalb, foi et cœur. Ok. Tu fais Allahu plus Muhammad au carré égale Allahu au carré fois 2 fois Allahu fois Muhammad plus Muhammad au carré, ça donne 24 964. Pour yàlla boo ci woowee yàlla mu uy la aaju boo am. defal Allah 24 964 billahi loo bëgg sur place nag loo bëgg yàlla def. Ça c'est 4 fois 0 ça. Non. loolu ak xam nga daf la leer nag boo amee foin bu baax boo xam nga ni ñu koy waxee sax ni ko jardinier di waxee boo ci jëmbatee naanaa du sax day sax non. c'est juste ça. ça n'a rien à voir avec xam yàlla. xam yàlla kay boo ko bëggee demal Kaolack. mbokk yi ñu fàttali ñu ko. Kaolack ngay dem xam yàlla. Kaolack. moom bu ñu la jàppee léegi nga xam yàlla. léegi nga xam yàlla xam yàlla. jaamu yàlla ragal yàlla bokkul. te yàlla lu mu soxla ñu xam ko. bala ñu ko jaam. asraar ak xam yàlla ak sëriñu daara alquran ak sëriñu sharia ak sëriñu tafasir ak sëriñ bi jàngale étoile ça n'a rien à voir c'est des maraboutages différents kii sëriñu alquran la xamul daal ci sharia kii sëriñu sharia la xamul daal makkulul alquran kii sëriñu tafasir la. wala nga boole ñett yi après nag nga jël asraar nga jàng tuuti pour am loo dundee bu la nit ñi soxlaa ci ay ñaanlu nga ñaan la ñu fay la. mais ça n'a rien à voir. man xam naa asraar mën naa asraar mais du ma sëriñ maa fi dàq asraar. oh là là. rajo gars yi xam nañ bu baax. man ku ma xam sax xam na ne asraar rek laay dund. pourtant ñu xam ñu bari dañuy foog ne ci mbirum feebar beeg tawadi rek ci ngay. man asraar la def dama doon gën a yëngu. man dóorkat laa woon. ah bon. Gabon ñëpp xam nañ ma. gis nga su ma ubbi woon sama buntu midi. ba minuit nit ñi dañuy rang. sirru kaaba laa doon wér benn sirru latif la bi ñuy wax sirru kaaba su ma ko dooroon guddi ay 2 heures de temps la may def wala bi ma ko tàmmee 1h30 mi pare na tëdd naa nelaw. nit ñi ñoo may yee ram ba ma ne ñibbi leen sirru kaaba la tudd. mais lu tax doo ci doo ko gën a fësal di ci gën a dimbali. nit ñi parce que nit ñi soxla nañ ko nag. yàlla moo tuddoon sax. ok nit ñi bëre sax du ma julli yow fukki nit ñëw ngay sëriñ. nga xam ne ñaan kan nga kii ñëw indi dafa bëgg nga jubale ko ak jëkkëram kii ñëw papier pour am papier de soxla kii pour promotion la ku nekk nga jox ko rendez-vous demee wala nga jox ko sur place anandoo bind fenkat la. jàpp nit il faut nga bind il faut nga wér. kon daal da nga gis ni côté boobu dóor yi moo ci ëpp. ma ne dóor yi ñoo ci ëpp te lu ma neexoon def ci asraar billaay su ma neexoon tey doo ñibbi ak gémmiñ doo wax. ah bon. non da ngay mun te amul sëriñ bu. te kenn mënu ko dindi. non xanaa ma. kooku de docteur war nga maa jàngal secret boobu. non c'est-à-dire asraar am na lépp. mais loolu nag la nit ñi foog ne peut-être ngan na nga doo dara. doo tus. am ñoo xam ne bu ñu duggoon tey Dakar ku wir relatif ñu nangu. waaw ku wir Allahu ci seen secteur ñu nangu. kii ku wir Allahu ñu koy parce que dafa am lu mu def. mais kooku ça n'a rien à voir c'est comme lii français la matière la lii mathématique matière la lii science naturelle matière la lii économie familiale matière lii musique donc man damaa yàgg nag élèves yàgg yi laa. moo tax matière yi sax xam naa amatul école mais je m'en excuse lii laa jàng. parce que STV la ñuy wax léegi science naturelle. voilà ñun suñu temps bac C la ñuy wax léegi bac S la ñuy wax. mais tey bëgg naa boroxlu ma laaj loo xam ne si sax actualité la lu mel ne coowul Ousmane Sonko bi comme que daan nga yëngu ci mbirum lasraar ak yooyu ndax lu mel ni lasraar mën na koo fay. oui ah. pour yàlla mu mën fay. mën na ko fay ba kenn du ci wax. billahi wallahi tallahi ginaar rek. dund. mais ndeysaan su ma xalaatee yooyu dama ko doon def sax damay rus sama borom. nga jël lu mel ni Faatiha kitaab nga ubbi miimi am na noo koy defee nga dugal ci nu ma baal ci kaddu gi ginnaaw ginaar bi nga doog nga puus sa baaraam ba mu leeral dugal ci ginnaaw ginaar bi damay rafetal wax ji. waaw xam naa ren di gas suul tànk ginaar bi jógul coow bi jóg. billaahi. ak lu mu rëy malgré état la ko seqal ak yëpp nit. docteur nag lu tax nga bàyyi lii nag. jël lu mel ni alxuraan di ko foowee.
am na solo dañuy njëkkanteeg waxtu bi rek jàll ci yeneen point. bëgguma sax waxati ci asrar wax dëgg yàlla. waaw. man ki ma jàngal asrar. ku rawoon ci asrar la ñëpp xam nañ ko Thierno Djibi Agnam Godo. nangul jàngale kenn ku dul moom. keneen kii asrar bu set wecc mu ngi dund mu ngi nii hôpital Dominique mu ngi tudd Thierno Ousmane Ly bu jaaba mais Dominique bii di tudd wuru jaaba lii doo la dëkk il est de là-bas mais là sa maison est là ku xam asrar billaay kooku shit gis nga moom sax calme na man kooku moo ma yar. kon de xanaa léeg-léeg booy seetaan. kooku ragal yàllam. c'est-à-dire kooku li mu munoon ci asrar gisoo mbindeef bu ko mën kooku nag moo ma yar moo ma génnee ci jërëjëf lii. kooku xam nga ban asrar asraru Baye Niass la yoroon. parce que taw Baye Niass la ji aas gorom la. asrar bi mu yoroon sax bi ñu nit ñi taxoon ni naan dafa mën moo mën ñëpp boobu yëpp daf ko lakkoon ku tudd Abdallah ibn Abdallah ñi taalibe Baye Niass xam nañ ko moo ko lakkaloo yooyu mu jël bu Baye Niass bi kese. jërëjëf lii billaay ñi ma xam dëgg xam nañu bi ma nekkee Gabon aw man carte séjour nu ma neex laay ñibbee Sénégal nu ma neex laay duggaatee Gabon te aw man passeport bu valable. bi ngay wax de Modou Modou yi bëgg nañ ko. li ngay wax nii. non loolu moom. c'est-à-dire je ne fais pas ça pour draguer les Modou Modou. gars yi ne ci diaspora bi. Modou Modou benn affaire la sëkk ak moom. soxla papier mu fay ma 35 000 ma ñaanal ko am papier. am papier moom liggéey 35 000 du ma laaj plus. am na ñoo xam ne suñu ma leen ne 35 000 dañu naan kii day caaxaan parce que ay millions lañ leen di laaj. ay dóor tuuti billaay. yow looy ñaanee yàlla di technique ki ay millions. yaa moom ñaan bi bu yàlla nangul na foofu laay waxee. ba teg ci sa bopp yàlla. kon de xanaa léeg-léeg. booy mënul ñëw rek ñaanlu nga ne ko loo joxe baax na. su ma doon wax loo joxe baax na rek ma xam ne li ma def baax na mais koo toog ci kanamam bul waxatu de boo waxutoo des fois daa am looy génne ci poche bi da ngay gis mu changé waxtaan bi day neex. gis nga sëriñ dawal ci moom rek na nga def jàll macha allah léegi boo gisee sëñ bi wax ji neexul rek mel na koy def nii da ngay gis mu sigi da rek da nga bokk yi des fois da ngay génne xaalis fekk yow da ngay wax. kon sëriñ yi xaalis leen jiital léegi. voilà. est-ce que tu as bien compris. yow su ma la naree laaj 100 000 francs te mu leer man boo jëloon 10 000 francs nga dem may ko sa yaay ak benn tissu même buy jël 1000 francs yaa booy ñaanal ma nga génn jël 10 000 francs togg laax dem ci daara gi jox talibé yi ñu lekk ñoom ñëpp ñu bokk jàngal la Faatiha foofu lay gën a gaawee. bul yàq sa million. xanaa di yàlla rek la ñuy ñaan. ok. kon de xanaa sarax moo gën a gaaw lépp. ci sarax. néew ma nag fétiche amul est-ce que xam nga am na ay nitu asrar dañuy confondre sax asrar ak charlatanisme. waaw. dañuy boole lépp bokkul. te asrar dafa am bu ñuul am bu weex il faut nga xam ban ngay jël man bu weex bi laa jëloon. bu weex bi buy may alal ji rek. buy may alal kese non man soxla moo dul may xaalis ma koy. gars yi loolu lan bëgg nañ docteur man demoon temps boobu. te dama mën a tur yàlla mu doon yor te xale yu jigéen ñi xees pej ñoo doon topp. waaw dama doon happy moom. gars yi nag loolu bëgg xaalis bu gaaw. man dama dem tuubal sa ak Seydina Mohamed kër Adja ñaaña fal bu Kolda laa tuubale sama borom ma ñaan yàlla mu nangul ma. te loolu ba léegi mi ngi fi. secret xaalis yooyu. est-ce que xam nga laaj leen waa Kolda Sega Pam ba léegi mu ngi dund mu ngi RTS Kolda dama doon toog émission en direct par exemple tey lan la jeudi ma ne suba vendredi lii mooy gën a euro million kooku man. yombul de. euro million kaño bi 20 millions euro lay déparé man rek maa waroon def direct waa Espagne di woo di naan kii demal le lendemain ñu naan billahi li mu wax tey moo génn euro million. super la naa loto méga million. nii la doon toogee di jox résultat yi naan par exemple tey nekk mercredi ma ne vendredi lii mooy génn tey nekk dimanche ma ne mardi lii mooy génn parce que mardi vendredi rek lay am man maa taxoon ba Italie sax ma yàq euro million Italie parce que benn waay def ma jàmboon. foofu la sosoo parce que Corse yi ñoo ko créé woon. je pèse bien mais mu xam naa. loolu est-ce que bari na sëriñ ci ko mën a jàpp fii Sénégal. ma ne ci ñi yëngu ci mbirum asrar. kat bu mu nee seet comme ginnaaw day lekk kay lu xaram parce que 500 francs wala 1000 francs yi nii seetal ma xaram na. yow boo mënee kay lekk lu xaram seetal résultat PMI wala loterie nga joué nga gañ ñun man lu xaram rek la doon lekk. moo tax tabaxuma ci kër dóoruma ci samay mbor aw ma ci oto bu rafet
ñëpp jëppi ma parce que bar xuut laa doon liggéey da lay yëkkati ba ci kaw a kaw boo ko bàyyi mu wàccal ba ci suuf ñëpp bàyyi ma bi ma demee tuubal sama borom même sama yaay wootuma téléphone tout le monde m'a laissé sànq sal maa ngi fàttali guddi boobu 2016 ci mois de juin bi ma ñaan yàlla weeru koor boobu may jël ma ne yàlla sama borom yow amatuma doom amatuma ndey amatuma bàyyi amatuma jabar amatuma xarit amatuma ànd awma ko lii je suis face dos au mur lan la mu yore la ma wax ko sama borom directement baal ma defal ma nangam li ma ko ñaanee yëpp nag guddi boobu jox na ma ko ba mu des ñaar. mën na ko fan nag weer boobu xam nga naka nangu na ko am lépp. tey ci des moom. tey moom macha allah antu na. àjjana àdduna laajoon ak àjjana laax. bala maa jeexale ci mbirum paj mi rek tey booy seetaan. xam nga ñu ngi fii di wax sama wax. ñu ngi ci li intéressé. maanaam lu am solo la parce que buntu la boo tijji rek occasion la pour nit ñi xam. docteur pour nit ñi franchement nañu uti yàlla. nañu uti dëgg. waaw dëgg moo mujj. waaw benn paa dama koy faral di wax bu tudd Thierno Mbaye ku ay gaañu na Pikine bii la nekkoon. te doon wax ne xaatu meer daa wat maa ko xaatu meer te ëpp maa doon xawaatim da lay bokk ba ci fu nennewul mu bàyyi la nañu bàyyi loolu quoi. waaw yàlla yor na ndekki. bu dul café noir ak mburu sec. ak pain sec. yàlla yor na benn ndekki bu dul boobu. nañu c'est-à-dire nañu jàngi médecine man moom duma jàngale. mais nañ dem inda fii rek mbuur nañ jël au moins 3 ans ñu sacrifier seen vie ñu dem jàngi garab yi même boo mokkale benn garab rek mën nga toog yàlla def ci barke. waaw fi mu feebar yi bari na. mais di xaar ay millions ay xaar di wirde di accumuler ay loyer ngay fay luwaas tout yow xam nga nga ñëw ci ni nga ne nga la ñaanal pour nga am alal te moom ci néegu luwaas a nekk wala kër luwaas. xam nga yaa nax sa bopp. waaw léeg-léeg gars yi naan yow Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne seet dafa xaraam nga ñëw ci sëriñ mu seetal la kooku ndax na la déjà du sëriñ imaginer nga ñëw ci man par exemple man fajkat nga ñëw nga dagg ticket 1000 francs je suis un truand. xamal naa la déjà je suis un truand yow pour rang pour gis ma. man boo ñëwul du ma nekk ma ne la il faut nga fay ticket 1000 francs je suis un truand nga ñëw ma ne la consultation 5000 wala 10 000 je suis un escroc. alors consultation man maa lay posé question lan moo lay metti lan laa la consulté lu xaram kay commencé na foofu nañu waxante dëgg. man doo fay ticket fii doo fay consultation. kon cabine bi kenn du dagg ticket. non pour lan. da ngay ñëw rek bindu. sa tur jotee nga ñëw recevoir la. maa ngi ñaan yàlla nag ak Sëñ Tuuba. képp ku aajoon du fa yàlla bu ñuy jëflante. amiin du ma ne nag yàlla bu ñu gisee. déedéet parce que loolu ñaan bu bon la. war nañu dajee ci ay dëj. war nañu dajee marché. war nga mën a ñëw sax ba ci kër gi ba xam kër gi. dëgg la ñu sëkkante. ñu nuyante ñu jàmm sant. mais bu dee su ma la fajee doo wér yàlla bu ñu jëflante yàlla bu ma lekk sa xaalis. dëgg la sa ñaan loolu sama borom. dëgg la docteur waxtu mi ngi dàpp ku ne xam ne ne ñu ngi ci jamonoy sedd te bu sedd ñëwee am na ci ñoo xam ne si day am ay feebar yu génn yu mel ne ay rhumatisme surtout ñi ne bitim réew ñoom ku ne xam ne ni sedd day yàgg ci ñoom mais Sénégal benn période la rek sedd génn ñu baree bari fi mu toll nii seen feebar yu bari day génn ci bu sedd bi jotee surtout lu mel ne ay rhumatisme yooyu. nee naa la rhumatisme nerf sciatique polyarthrite rhumatoïde arthrose arthrite hernie discale tout ça je soigne et puis day wér peñ kooku moom j'ai déjà fait même. da nga koy traité bu. loolu c'est-à-dire loolu xar wee sama mbote man moom ñëpp xam nañu. moom dama ci dugg diabète déjà je suis le seul moom qui traite ça. diabète. waaw ak bay ku la nee day faj diabète bi lay wax. diabète traitement am dina yàgg. ça dépend de 0 à 4 ans c'est 1 mois de traitement. 1 mois 50 000 ngay fay mais da ngay jëkk raxas biir bi 15 000 d'abord bu dee ëpp na 4 ans 2 mois ngay faju bu dee ëpp na 10 ans ba 40 ans 3 mois ngay faju attention c'est bon à éclaircir daawoon naa def 2e mois pancréas diabète bàyyi naa pancréas bi parce que gis naa ñi jël pancréas ak diabète à la fois yëpp seen taux de sucre bi day yokk rek ba ñu découragé alors que sucre boobu du sucre ébullition la rek
léegi li may def mooy jox la garab diabète ba sa suukar jeex takk boo demee 3 mois yi ba nga wér peng wala 2 mois nga wér peng wala 1 mois nga wér peng bu la neexee nga ne régénérer ma sama pancréas. diabète moom régénérer la à part mais dootuma mélanger pancréas yi et diabète en même temps. diabète moom sëriñ si koy traité ci réew yu bëriwul. parce que da ngay dem. moo tax ma ne jàng dafa baax. man bi may gëstu parce que defoon naa au moins 7 ans di gëstu ci diabète xaw ma ci dara ak ni ma ci sonnee. may dégg ñenn ñi di occupé rajo yi ci sous région yi dinaa mën nañu fa diabète dama doon bi may wax rajo Ziguinchor tout le temps. de 2016 à 2020 dama doon ne képp ku ne mën na fa diabète day fen mais tey man j'ai soigné de grandes autorités de ce pays. Dans ma page YouTube, tu appelles docteur Bladian. Tu verras des témoignages de grandes personnalités. ñoo xam ne si dañoo amoon diabète nga faj leen. Bien sûr. Je peux parler d'un homme très populaire, Noa Cissé. C'est quelque chose. Diabète depuis 1992, ma traité en 2019, je crois, fin 2019. Ça, c'est rien. Bon, ça, novembre 2019, on a commencé à faire diabète. La petite B. lu ma la ci xamul kenn mënu la xamal. hôpital boo ñëwee léegi ñu test la dañ lay commencé fu ngeen bàmmeel parce que dañ leen demal chaque 6 mois nga ñëw man 6 mois yooyu ñëw na faj la ci. ci 6 mois yi nga koy faj. waaw parce que dañ leen 6 mois nga ñëw ñu xoolaat lu ñu xoolaat yow mënoo faj déjà bi mu nekkee ci deret bi en tant que virus dormant mënoo ko da ngay xaar bi mu attaque fois bi nit ki di dee nga faj xam nga ci tuuti. ok petit B boobu ci tuuti rek ñaari moo nan lay manifesté woo ci nit ki. gaaw sonn. ok. ngay tayal. articulation yi métti. seeram bi tàng. ok. boobu bu la dalee rek gaawal parce que mu ngi commencé attaqué foie bi. ok. te boo attaqué foie bi mun na mën a tus. parce que même B bi mun na nekk si tumeur ah. il y a 5 façons hépatite A B C D E. A bi anticorps yi ñoo koy jël. B bi mun na dem ba nekk tumeur. B bi rek naka la mën a faj mënuma faj B bu am tumeur mënuma faj C. ah B bi rek ngay faj. waaw D bi xaw ma E bi xaw ma ci tus. loolu de leer na E bi moom ça n'existe pas tant qu'il y a pas le C et le D. parce que virus bi ci entre ci virus D bi ci C bi foofu lay naviguer moom. B bi simple lay faj fii virus bi nekkee dormant jël toutes les preuves nécessaires les résultats yi fi nekk bu la neexee ngeen def ci vidéo bi ngeen wane nit ñi. prenez l'agenda des gens guéris d'hépatite mu ngi fii numéro yi des gens guéris de diabète woo leen ut leen confirmation parce que nag boo leen joxee information na leer. jeex na docteur bala maa tëj xam naa point boobu sax. yaa ngi j'ai pas bien répondu. comme ne nga temps sedd affaire yi ma di. waaw. éviter par exemple di doxee tànku neen ci karo. ci période sedd bi. éviter de manger trop gras bu seddee. Sénégal nag mënul bañ a manger gras. beurre ça sert à quoi le beurre? Ça sert à quoi? Aromagie, ça sert à quoi? Kimagie, ça sert à quoi? Franchement. xalaatam. ñu jàpp ci suñu fond rek suñu yaakaar. te bàyyi lekk yu bon yi. docteur fi may tëjee waxtu bi. on mange on a une alimentation pauvre très pauvre en fibres. Il faut qu'on mange des légumes. On mange aussi des fruits. Est-ce que tu sais qu'une pomme verte le matin à jeun évite le médecin? ok. xam nga loolu. non. boo yeewoo rek lekk benn pomme bu verte boo moytuwul doo gaaw a dem ci médecin bi. incha allah yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne 4 heures du matin toujours à jeun bi la ci xalaat. ok boo xoolee benn pomme. parce que boo demee ba yeewu moom boo moytuwul doo gis dul ndekki te à jeun bi la baaxee parce que boo ko lekkee à jeun da ngay toog 1 heure de temps avant de. est-ce que xam nga lu gën a baax ci li ñuy wax ku obèse ni muy def ni ñu koy waxee damay Sénégal dañ koy faral di wax damay régime. régime waaw. est-ce que xam nga régime bi bañ a lekk moo lay pataloo ndox mooy pataloo nit. waaw ndox mu bari. waaw régime bu gën a xam nga la. yeewu suba tel à jeun nga dox 1 kilomètre di waaxu nga retourné ça fait 2 kilomètres nga toog nag boo toogee toogal 30 minutes sans boire. 30 minutes bu motee nga tàngal ndox cedd nga naan lii mooy régime normal waaye bu lekk lii bu temps ñu bari dañuy bàyyi wàññi seen lekk wala ñuy bañ a reer guddi. boobu moytu sax ñu feebar. Ça se passe pas comme ça li may conseillé nit ñi nañu raxas seen biir yi biir bu tilim day indi hémorroïde day indi tànk yu tàng
day indi bët yu lëndëm day indi métti bopp bu dul jeex day indi ndigg bu métti képp ku ne colopathie du wér billaahi day fen man je traite ça prise unique une seule fois 15 000 ngay fay benn yoon ngay naan. colopathie. que je répète que ça soit colopathie chronique ou fonctionnelle. Tu vas parler fajal sa hémorroïde. Je suis efficace dans ça. City. Problème de sperme. Stérilité. Nerf sciatique. Hernie discale. Rhumatisme. Arthrose. Arthrite. Polyarthrite. Rhumatoïde mooy buy déformé yaram. déformé. corticoïde rek lañ lay jox foofu kenn fajul ñeent ma faj la am 4 mois ngi wér. woo muy métti woo muy néeg éléphantia trompe bouchée perte blanche fibrome kyste hernie xam nga impuissance sexuelle. digg yeeg yooyu yëpp. xam nga. ndigg bu métti parce que ça am na ndigg bu métti am na hernie discale. am na hémorroïde bu métti la ndigg bokkul. am na hémorroïde buy jàpp ndigg. boo bëggee alal sax ñëwal. alal bi. barke seen mais nag c'est pas donné aussi à n'importe qui. ñoom ma sangale ca rek ba dindi malchance bi nekk sa yaram yëpp transfert ñu ngay fay après am na benn sunguf ñett yoon laa tëbbal nii. nga def ko ci calbas 350 000 la ngay fay. boobu moo gaaw si alal. je ne parle même pas avec ça. am na kuy teg 3 000 du ko am. te nii la koy tibbee bi du mot sax mocc kuddu kare nga sang ko ci calbas nga xool tëddal sa nekk. déedéet xaalis moo lay wër. te bokkul ci alal yi ñëw ba mu yàgg mu dem wala muy indi problème. fii la may fekk. ok. bi yooyu yaa ngi may xaar 17 heures ba 28 heures. waaw. docteur. benn point rek ñu tëj parce que gars yi ñu ngi lay signaler waxtu bi dañ na mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg bayre tubaab. je ne conseille pas les gens de prendre ce bayre tubaab là. dama leen ko conseiller parce que dama bëgg sama mbokk. je préfère ñu jël xam bayre tubaab 25 000 lañ koy joxe. yow alors que bayre simple 10 000 la. bayre commerce bayre nappkat nag 20 000 la. bayre commerce 10 000 la. bayre am jëkkër 10 000. bayre nappkat. waaw nappkat. xam na bayre jën dafa am. ok. waaw loolu foofu. loolu pour lan jën yi ngay. jàpp ci pul yi jàpp ci méru yi nga naa ma lan. waaw pul sax dafa am garabam. waaw maa la ko wax. ñi nekk Mauritanie noix diw xam nañu bu baax. ok. comprendre nga. ñooñu pul bi lay nekk di ko jaay chinois yi. bayre njaay dafa am bayre tubaab am na mais c'est que garabu bayre tubaab bi du nangu ñu koy mélanger ak benn garab te ñun Sénégal dañuy faral di am ñaari bouteille ñetti bouteille te garab boobu day fiir garab boobu boo koy laal booy laal beneen saafara wala beneen garab da lay ok moo tax comme xaw ma situation borom. à cause de 25 000 du ma yàq àdduna. ok nga laal garab bi mu la. xanaa nga xamal ko rek. moom non du ma ko xamal sax. du ma ko xamal c'est pas sûr 25 000 jaralu ma ko nit bàyyi ndeyam bàyyi jabaram bàyyi doom dem ba Europe di uti di daan doolam ma yónnee ko garab boo xamante ne da koy lor ça je fais pas ça. mais su sàmmanteeg sart yi moom. sans problème. ok sans problème. xam nga crème yi garab la. te foofu dañuy diwa crème. donc mënuñ ko bañ a mélanger ak leneen. ok c'est pourquoi je préfère ñàkk 25 000. moo tax doo ko faral di joxe sax moom bañ a joxe di garab boobu man daal nañ ñëpp am jàmm man dama bëgg xam nga man j'ai une politique dama am benn but bi ma defal ko ñaari objectif. ok objectif court terme objectif long terme pour atteindre mon but dama bëgg d'ici 40 ans. le monde entier ma doon seen médecin waxuma sax Sénégal. waaw ñu wóolu koo wax rek nga ne docteur Diallo du ma sax docteur Abdoulaye Diallo bu Sëñ Touba. loolu ok man maay docteur yi. Sénégal de moom fi ne yaa ngi fi wane sa bopp. première li ma soxla ci court terme bi am naa ko na pharmacien yi décomplexé yenn médecins yi décomplexé na yenn docteurs yi décomplexé ñenn infirmiers yi décomplexé ñu may yónni malade yi ñëw koy def j'ai réussi. kon am na malade yu jógee fii ne fële. ok sax yu gën a rëy. ah bon wallahi da ngay ñëw sax yenn pharmacie yi di jënd ñu xëccal ñu ne ceinture pour hernie discale ñu non demal ci docteur Diallo parce que Seydina Mohamed. waaw. wala nga ñëw di jël toog gis ñu ne la piste dans l'oreille ñu ne demal ci docteur Diallo bul déglu nit ñi demal mu faj la. am ñu la biir am na ñuy def ay test AG HPS seen hépatite positive dañ leen di ci man. ça je l'ai déjà réussi. mon projet long terme xam nga lan la.
c'est pour avoir les Européens et les Américains à ma disposition et ça commence bien parce que Européens yi ñu may faj seen hépatite tubaab yi di waaru ils ont tous besoin de mon baax ñi may faj fi diabète nga xamante ne dañoo am ay médecins en France seen médecins yi di étonné wu ba di poser une question naan dugal ni fi ñu xool ndax rein yàqul rein parce que c'est des médicaments traditionnels. ñu la dañuy ñëw gis sax même les reins deviennent les reins d'un enfant de 10 ans foofu laa xam ne garab prostate bi day defaraat rein waxuma nag damay faj rein. ok mu xaw ma dara ci rein xaw ma dara ci bët xaw ma dara ci nopp xaw ma dara ci bëñ c'est pas pour moi jéem ma ko sax xam. ok que ça soit clair léegi. Ça, c'est mon objectif long terme. Mais si on atteindre, j'ai le monde entier dans ma main. Boire avec des gars. Quand tu me fais faire mes affaires, du ma ça. ñaar ñoo lay tram résultat fii. fekk da nga maa critiquer balaa ngaa ñëw fii. par exemple mun nga ma critiquer 8 mois avant. man ku ma critique bu ma la fajul naa faj sa ndey wala faj sa bàyyi mu neex la mu naqari la maa la ko wax. biir day wallaay sa bàyyi dina am prostate ma faj ko wala sa ndey am tumeur. nga faj ko ci suuf ma faj ko maa la ko wax. man duma tooñ kenn wa raddallahu alladina kafaru bi ghayzihim lam yanaalu xayran wa kafal mu'minina qitaal. docteur nga tàggoo gars yi ñu ngi signalé waxtu yu jot na. asalaamaaleykum li ñu mayoon ci temps jeex na. kon ñu yemale ko fi. jërëjëf.